yeete di émission bu leen rajo UCAB FM 103.5 rajo université Cheikh Ahmadou Bamba di defal samedi bu jot ñeenti waxtu jàpp juróomi waxtu toftal fanweeri simili seen émission yeete rajo UCAB FM di ci waxtaane poñ yu bëri état civil di këyit yi nga xam ne doomu aadama bi da koy soxla lu ci mel ni këyitu juddu këyitu mariage këyit bi mandargaal ab sëy divorce këyit bi mandargaal sëy bu tas ak yeneen i këyit ab sëy la ci aju ci diggante ñaari way denc yi la jëm ci wàllu tas naka la ñuy taxawale ay kuréel di association boo bëggee liggéey këyit woo koy mandargaal di contrat de travail ak yelleefi doomu aadama bi lu jëm ci wàllu fitna wala naka la ñuy aaree doomu aadama bi néew doole bànqaas yi nekk ci wàllu yoon ak dëkkandoo lan moo ca taxawaayu yoon naka la ñuy jëndee jaay wala luye ak kër naka la ñuy déposer plainte maanaam ku la tooñ naka ngay def ba yóbbu ko ci yoon ak poñ yu takku. ngir gën a bëgg yaatal seen jotaay bi di yeete rajo UCAB FM 103.5 li tax ñu ubbil bunt bi mbooleem chef de service yi nekk ci biir digdigal bi kenn ku ci nekk ca la ngay yëngu ñu nàmm la ca dalal. yeete fas yéene dellusiwaat ak anam yu yees maître Abdoulaye Babou di avocat à la cour lañ ci fas yéene di àndal ngir lépp lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama lu jëm ca wàllu yoon la ca mat a bàyyi xel kenn ku ci nekk lan moo la war lan moo nekk sa diggante ak yoon léeg-léegi kenn ku ci nekk di am jafe-jafe ak yoon. fekk la ko jiitu ñàkk a xam mooy li koy waral maître Abdoulaye Babou di avocat à la cour fas yéene taxawu askan wi laabire leen ci wàllu yoon la ngeen ca war a xam mu jàngal leen ko. bu leen ko fàtte samedi bu jot lay doon bu ñeenti waxtu jotee jàpp juróomi waxtu yu toftal fanweeri simili yéen itam ñu leen di ubbi buntu bi ci téléphone bi ngeen mën si jaar ci 33 976 0909 33 976 0909 ngir lu ngeen bëgg a leerlu ci poñ bi ñuy waxtaani UCAB FM rajo université Cheikh Ahmadou Bamba di leen dégtal émission bu am solo yeete samedi bu jot 16h 17h30 ci 103.5 yeete émission bi njariñ kese la. jërë ngeen jëf mbokk yi di bàyyi xel rajo UCAB FM rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawoo fii ci Touba ci Ndam ñu ngi rafetlu ànd bu yéen a koy ànd ak ñun saa su ne samedi bu jot 16h 17h30 seen jotaay bi di yeete doon émission bu UCAB daf leen ko indil ngir njariñal askan wi di leen si jàngal. lii nag di jàngal bu spécial ndax nag dañ leen di jàngal seen ak seen yelleef ngir ñu mën koo xam ndax ni ñu koy faral di baamtoo saa su ne nit ki léeg-léeg mu jëf ju daanaka la ko cay dugal mooy ñàkk a xam moom moo ko ca dugal wala sax léeg-léegi mu dugg ci mbir moo xam ne xëy na àqam ak yelleefam fell nañu ko du xam nu mu cay taxawee la ko waral mooy xamul na mu cay war a def. loolu yëpp nag doon ay gàllankoor yu ñu ngi koy dund kenn ku ci nekk si ñun xëy na ñàkkul nga mas a dund lu mel noonu loole nag moo tax UCAB tànnal leen kon ni jotaay bi may fàttali kon ne jotaay bi samedi bu jot la 16h 17h30 altine ci guddi incha allah rabi 10h30 jàpp minuit ñu fas yéene leen ko indilaat Pape Sayer Mbaye ci àddukaay geek ci wàllu machine bi. ñuy rafetlu waat bu baax a baax nag nangul ak jàppale gi nga xam ne kii di maître Abdoulaye Babou yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté ku nekk ci Touba ak li ko wër Sénégal yëpp sax mën naa ko wax ba ci àdduna ndax taxawaayam bu mi ngi koy ci taxaw émission bi yaakaar naa ne jotoon ngeen a teewlu itam présentation bu am solo bi nga xam ne jotoon na koo def rawatina ci digganteem ak kilifa barab bi ñu nekk tey di Serigne Mame Mor moom Serigne Mouhamadoul Mourtada waajuram di Serigne Mourtada Mbacké mu doon taxawaay bu am solo kon xam naa rek balaa ñoo sori dañu koy jox kàddu gi mu nuyoo ak mbokk yi maître ñu ngi rafetluwaat bu baax a baax nangul nga ñu ko ngir liggéeyal askan wi ngir liggéeyal dëkk bu sell bi kon ñu jox la kàddu gi nga nuyoo ak mbokki auditeurs yi. jërëjëf Pape Sayer Mbaye ci kàddu yu rafet yi nga wax maa ngi nuyu ñëpp nuyu mbokku taalibe yi nuyu mbokku am di jàmm yi jiital ci nuyoo bi kii sunu kilifa ñun ñëpp di xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yàlla na fi yàgg te wér li ma waxoon ci njaal benn gi moom rekk laay baamtuwaat
nekk nañu Touba def fi sunu makkaan maanaam ñibbisi nañu terewul nag lañu yàlla baaxee ñu koy liggéey muy avocat def nañ ci fanweeri at ak ñeent kon nag mel na ni métier boobu war nañ ci mën a jëriñ te ma fàttali la ko keroog ni la ba may prêter serment le 18 janvier 1985 di àjjuma dama pare Ndakaaru rek jubal si Touba yóbbu sama robb jox ko sëñ Abdou Khadre Mbacké moo ci jëkk a ñaan ma fàttali ni nekk naa rappelé nga ko léegi ak sëñ Mountakha fukki at ak lu topp loo xam ni mbéppi mbiram loo aajo ci saayir yàlla sunu borom ci sama loxo la ko jaarale woon mu jox ma ko ma jaayante nag ak xaadimal Moustapha ni ko li ma gënal mooy liggéeyal la jaarale ko ci nit ñi soxlawuma ci dara lu dul am ngërëmal yàlla ngërëmal Seydina Mohamed ak xaadimal Moustapha ndax ku liggéeyal Serigne Touba xam nga ni branché lañ la direct ci yàlla parce que loolu la xam nit nag ci li mu mën rek lay mën a yëngatoo soo demoon ci docteur lu mu baax baax mënul lu dul pikiir la wala hospitalisé la wala opéré la mënul dugg ci beneen domaine man domaine bi ma nekk mooy mbiru avocat nag rekk mooy àddina ni mu tëdde ku ci nekk am nga ay soxla ku ci nekk yaa ngi duggante ak nit ñi ay woy dencante yi ñi ngi nekk ci biir famille ndono dana fi dugg ci biir famille ay bor ay leneen dana ci dugg ci biir famille dencante ay soxna dana ci dugg maanaam àddina bi lépp jëflante la yoon nag dafa tënk jëflante yépp yi nit di jëflante lu mu tuuti ak lu mu rëy yoon am na ci wàll nit dana dugg ci dara juum yoon mën na koo jubanti mën nañ koo tooñ yoon mën na koo jubanti mën na am ay droit xamu ko yoon mën na ko may et cetera loolu mooy àddina bànneex boobu nag laa am tey xam-xam bi ma yàlla dénk ma bokk ko ak waa UCAB pour yeete ku ma soxla soo ma wooyee dinaa la wax ci sama xam-xam dinaa la dimbali te teguma la dara ndax liggéey naa maa ngi continuer liggéey mais maa ngi fii Touba dimbali askan wi moo ma gënal ci fànn yépp kon nag pare naa pour déglu leen lu ci waay am soxla ak yitte muy mu téléphoné ma su ma ko waxee li ma ci xam dinaa ko wax dinaa ko mën a teg ci yoon parce que nag dañoo tollu jamono joo xam ni il faut nit ñi yeew pour dund il faut nga yeew il faut nga xam fooy teg sa tànk jërëjëf Pa Sayer kon maa ngi lay déglu. mu doon lu am solo ñu santati la gërëmaat la bu baax a baax ci opportunité bi nga xam ne may nga ñu ko ngir ñu mën a yee askan wi ndax loolu yi comme ni nga ko waxee loo mébét la te bëgg ko muy jàppale askan wi dimbali leen tey ñu waxati ci poñ yu bëri yoo xam ne bi ñu ko yëglee interpellé nañu ci di ci wut ay leeral dañ koy jël xam naa ne. ci yow la dépendre d'une manière très dispersée. nu mu la neexee noo wax rek mën nañ cee tontu. léegi kon mën nañu commencé ci laaj yoo xam ne jot nañu ko cee laaj rawatina ci wàllu takk der yaakaar naa ne keroog émission bi jot nga dégg ñoo xam ne ñi ngi ko doon waxati bëri naa ci ñoo xam ne interpellé nañ ma ci ne ma laajal ma maître suñu diggante ak takk der yi ndax kenn mi ngi joxe sax misaal nee na moom fekkee na defuñu ko moom waaye nag fekkee na takk der policier sax la tudd di torturer mën naa ko jàppee noonu koo xam ne daf ko jàppoon waral ko ci ramas la ko jàppee maanaam dafa taxaw fu mu war a taxaw ñu ramas ko mu saaga na ko dóor na ko te kooku nangu woon na sax ñu yóbbu ko ba sax bañuloon ñu mënoote ko mais nee na kooku mën na koo daal ëllëg ki ñu ko def ba pare
lan ak est-ce que balaa ñoo ko def ba pare sax ndax loolu lu war la ak kuñ ko def ba pare kay lan nga ci mën a def. li nga wax dëgg la nañu tàmbali d'abord ndax jëfin wi lu war la walla warul pàttali rek mooy Sénégal dëkku yoon la maanaam lépp lu ñuy def ci yoon lañ koy tëral yoon waxul kenn muy takk der muy police muy gendarmerie mu arrêté nit di ko dóor waxatuma la ak torture ndax torture sax gën a garaaw ma fàttali loo xam ni sa auditeurs yi xam nañ ko xam nga daaw jéeg tëjoon nañ fi ay policiers yéen a ngi koy fàttaliku policiers yi nga xam ni ñoo ramassoon benn waay Ibrahima Samb dugal ko ci seen maalu oto capot bi ci ca maal ba mu fanaan fa ca suba ga bakkanam tuuru dossier boobu xam nga Mbàkke lañ ko àttee man mii maa doon avocat policier yi fii ci Mbàkke bi ñu leen yóbbee chambre criminelle yoon dafa xayma ni li ñuy def yoon dal na ci seen kaw ñu tëj leen ku ci nekk 10 ans pour ñu xamul mooy fukki atu kaso teg leen ay daan foog naa ni 20 millions la yoo xam ni nguur gi moo leen ko waroon a fay xam ngeen ni donc policier kenn waxu ko mu dóor policier kenn waxu ko mu saaga waxatuma la ak torture kenn amul droit loolu ngeen xam ko et d'ailleurs mel na ni sax ay jéego yu bare bari ñëw na maintenant ci réew mi ci policiers yi d'abord ak gendarme yi d'abord gën nañoo jàng mën nga gis léegi benn agent boo xam ni am na licence nit lu mu gën a jàng gën a yeewu. bu njëkk loolu amul woon. bu njëkk loolu amul woon nit ñi sax dañ daan daw police kenn ñemewu la woon sax gis police dañ daan daw kon léegi policiers yi xam nañu policiers yi ñi ngi leen di jàngal aussi ay droit maanaam yelleefu doomu aadama dañ koy jàng ci école police donc loolu tax na nit ñi gën a yeewu boole ci Sénégal dafa bokk ci ay kuréel ay état CEDEAO bu mel ni CEDEAO lay bind mooy lay ñëw pour topp ak yelleefu doomu aadama CEDEAO dafa wote benn directive yàggul mooy directive numéro 5 pour mën a aar nit ñi CEDEAO def ni nit ku mu mënti mel doon ak lu mu mënti def su police walla gendarmerie teg ci moom loxo lañ ko war a jëkk a wax ci àqam ak yelleefam nit kooku dañ ne ko yow kat am nga ay droit yi mooy lan yoon may na la bala ñoo mën a wax ak yow sax nga am avocat soo bëggee wool sa avocat ñu xaar ko mu ñëw xam nga avocat am su taxawee mbir mi dana jaar yoon donc ba pare directive yi teg ci ni yelleef boobu maanaam droit boobu mu am soo ko joxul procédure bi yëpp dafay nul kon nag xam nga ni kooku avancement la te ma profité fii féliciter policiers yi parce que policiers yi accepté nañ ko bu njëkk neexul woon ñu admettre avocat ñëw fa déedéet waaw dafa mayoon ni xaj ak muus bu njëkk waaw mais léegi police yi nangu nañ ko gendarmerie yi nangu nañ ko ku fa dugg balañ naa la mbay nga sant wala jóob nga sant dañ la wax ni la yoon may na la àq boo xam ni balañ laa mën a interroger sax nañ la wax sa yelleef mooy saisir avocat mu daal di ñëw fekk suñu ñu defal la kii kon nag alhamdulilah Sénégal mi ngi def ay progrès ci wàllu ak yelleefu doomu aadama. ci seen diggante ak takk der yi. waaw léegi ki ñu ko def moom nan la mën a def moom ba recouvrer ak xam. ku ñu tooñ. surtout koo koy wax torture da koo saaga wala da koo dóor. am na droit porter plainte. ci fan la koy defee. am na droit porter plainte.
procureur de la république bii nekk tribunal yi mooy kilifa policier yi moom ku ko dóor ku la mbéj ku damm sa bëñ ku lay torturer am nga droit dem fa mbaxana nekk benn te fii Sénégal fa mbaxana nekk benn mooy procureur yi ñi ngi Mbàkke ñi ngi Njaareem ñi ngi feneen ñoom nag am nañu ay jumtukaay yoo xam ni su dee police la wala gendarmerie am na fu ñuy jaar kooku je ne rentre pas dans les détails parce que procédure la mais li wóor ba wóor ku fi tooñ nit daal nga war koo xam ngay policier ngay gendarme ngay douanier wala plus généralement borom tenue amatul tooñ ku tooñ mën nañoo dal ci sa kaw ak tenue boo mënti yore. boo mënti yore na ci nit ñi leer. civil bi aussi am na sañ-sañu di wax police bi moom itam la mu xalaat rek léeg-léeg mu police jàpp la nga bañ a dem wala boo nga naan ko lekk xaalis ngeen fi nekkee li ngeen def tegulee ko si yoon civil bi sañ na ko. civil bi itam day tooñ ni policier di defee liggéeyam dañ ko tënk fu leer nañ policier war na mën a arrêté diw ci. nangam circonstances yi su ko arrêté am na nu mu war a doxale man mii lay wax nekkoon naa officier de police maa jëkk a passé concours officier de police ci Sénégal yàlla sunu boroom dimbali ma maa nekkoon premier du Sénégal donc dañ lay jàngal biir école de police noo war a liggéeyee enquête bi noo ko war a defee soo nekkee flagrant délit soo nekkee enquête préliminaire nooy interpeller sax nit ndax nit yoon may na police wala gendarmerie buy wër ku jëf jëya su la gisul sax yoon may na ko mu arrêté la mais 24 heures 24 heures xam nga arrêté boobu lu ñu ko tuddee VI vérification d'identité su ñu lay arrêté ci enquête yu mel noonu melul ni yow yaa tooñ déedéet dañuy wër ki def jéey yi pour def liggéey boobu nag la ñu wax ni ku policier xelam màcc ci foog ni war na kii war na ko def ak yooyu wala gendarme yi mën nañoo seet nit téye ko pendant 24 heures 24 heures boobu am na sax suñ ko fay téye nu muy doxe mais dama bañ mu gudd donc loolu méngul ni waa ji moo def mais dañuy seet soo déggee vérification d'identité mooy seet kii mooy ma Samba wala ma Demba kii mës naa am antécédent enquête bi ñuy wër est-ce que mës na cee laal wala lii wala laa su vérification d'identité jeexee 24 heures ñu bàyyi ko suñu demee nag ba xam ni kii laal na ci ñu ubbi enquête bi au fond kooku na nga xam ni régime mu garde à vue mën naa am maanaam arrêté ko boobu tam am na lu ko yoon tërale soo nekkee nit garde à vue noo koy defee soo paree tam ni nga ko yóbboo procureur de la république yooyu yëpp am na maanaam daal ku nekk na yeewu ni Sénégal dëkku yoon la te lu xew yoon tëral na mu ko na mu waroon doxe muy police muy gendarmerie muy douane muy feneen kenn warul tiit nit kuy takk der parce que kay takk der googu il est présumé xam liggéeyam mais même su ko deful yow am nga ay jumtukaay yoo xam ni mën nañ laa taxaw. mu doon lu am solo may fàttali mbokk yi seen émission bi di yeete moom ngeen di topp fii ci 103.5 ci rajo UCAB FM waaye fu ne ci àdduna bi ngeen mën ñoo déglu ci internet bi ci sunu fm.com. takk der yi ba tey xam naa dina ci des ndax ñi ma ci interpellé dafa bëri lool ramas bi guddi gi ñuy ramas léeg-léeg nga ci yenn situation yoo xam ne dañu koy ñu bëri dañuy woote di ko ñaawlu nee nañu policier da lay ramasser dugal la ci oto bi au lieu mu yóbbu la bu fekkee yoroo carte d'identité au lieu mu yóbbu la ci biir oto bi boo fayee 3000 francs ñu bàyyi la nga dem ndax loolu yoon loolu la wax. mais loolu du yoon déedéet pourquoi fay 3000 francs mel ni da ngaa def infraction. léegi doo war a def. da bàyyi ba wax la rek. d'abord ramas. man mii nekkoon naa policier xam nga wax naa la ko léegi. defi woon naa stage brigade de recherche bu sûreté urbaine mais li may wax nag boobu mag ñi ndaw lañu. parce que ça remonte à 1974. loolu yàgg na man xale laa woon. boobu j'avais 21 ans ou 22 ans. bi may def stage école police officier. mais daan naa ànd ak brigade ñuy ramasser dañuy jaar port ba mais dafay lu war d'abord ramas sécurité la
du dëgg fu policier yi yeew demee yor seen oto à 1h du matin 2h du matin fu ñu jaar foofu jéyee du fa am kon xam nga ni normal na ensuite mën ngaa ramas fekk fa loo xam ni délit la mën ngaa ramas jàpp sàcc bu rëy bu nu doon wër kuñ doon wër donc ramas am na utilité am du dëgg am na njëriñ daal am na njëriñ mais ramas ni ñu koy defee yow soo disons police fu Mbacké wala gendarmerie Mbacké suñu génnee opération ramas wër la waaw jaar ci ay bërëb yoo xam ni xaw na doy waar wala gis nit ñi xam ne xaw na doy waar yoon may na leen ñu yóbbu leen suñu leen yóbboo avant ñuy def dara ñi ngi ci régime vérification d'identité maanaam yaay kan voilà pour yaay kan xoolal ñu jàpp par exemple Massamba wala Mademba fekk ni Massamba boobu ñu ngi ko doon wër ñu fekk ni indi nañ avis de recherche boo xam ni def na njaaxum Bambey wala Touba wala feneen ñi ngi ko doon wër kooku kon xam nga ni loolu baax na loolu baax na du dëgg mais sooy ramas normalement soo ramassé ba pare soo demee ci service ba am na benn registre bu rëy benn téere bu mag daal benn téere bu mag boo xam ni chef d'équipe bi nga àndaloon moom bala ngeen tàggoo soo leen paree ramas mooy bind tur yi def nañu opération ramassé nañu Massamba ramassé nañu Mademba ñun def nañu sunu xayma bàyyi nañu Massamba bàyyi nañu Mademba parce que reproché wu ñu ko dara wante Mapaté mel na ni délinquant la boo xam ni xam nañ ko jaar na fi te est-ce que deful beneen affaire nañ koy mettre à la disposition du commissaire est-ce que amul dossier est-ce que duñ koy wër ñu def noonu ñibbi ce soir le commissaire jëkk a def moo jël registre ba fekk ñi ngi ci violon bi liggéey ci ña ñu war a bàyyi ñu bàyyi leen ña ñu war a téye ñu téye leen mais ku ñu téye am na luy lay reproché mais dama ni policier gendarme nitu tenu amul droit wax jox ma corruption la amul droit wax ni jox ma bàyyi la ku ko def yaa ngi tooñ te suñu la ca jàppee dana indi sa musiba. ki ñu ko def moom taxaw rek ma eggale parce que ñaari boor la nee nga policier bi laaj na ni bàyyi ma des fois tam nit ki mooy policier bi jëlal aslëf proposé doomu dimbali sëriñ bi ma bàyyi la boobu tam benn normal bi policier bi def loolu corruption active la keneen ki tam day def beneen corruption passive donc ñoom ñaar ñëpp kenn amu ci droit laaj sa morom ni la indil xaalis ma def ci sama poos pour mën laa bàyyi nga dem wala bañ laa téye kooku moom bu kenn nangoo maye xaalis joxe xaalis ndax le seul fait que nga tàllal xaalis police ou gendarme ni ko pour mu bàyyi la yow yoon daanu na ci sa kaw il faut nit ñi xam ko yoon day daal ci kaw ki nga xam ni mooy dig xaalis police wala di ko jox nañu mën a sonale policier boobu su dee jël na ko noonu lañ la mën a sonale yow tam yow mi ko wax de même mën na am un cas de figure boo xam ni yow nga tàllal loxo policier wala astafirullah nger googu policier wala gendarme moom mu bañ mën na la ca topp moom su boobaa moo la yóbbu voilà léegi nag ki ñu ko def moom ki nga xam moom dañ ko imposé ne ko da may jox wala nga fanaan ni léegi moom lan la war a def moom noo lànk kandare ba ci ilaa yomi diini su demee na ko wax commissaire ba c'est tout mais bu mu joxe léegi bu ñu la jàppee ci défaut d'identité comme par exemple amoo carte d'identité par exemple boo demee da ngaa war a fay foofu wala amuloo fa war a fay non parce que ñoom li ñuy wax nee nañu bu fekkee ni si dañ laa jàpp amoo carte d'identité boo demee 6 000 ngay fay bu fekkee nangu arrangement nag ci biir oto bi balaa ñu laa yóbbu nga joxe 3 000 damay laaj man ci yoon gisuma mën naa am na de ci yoon gisuma fu ñu bind ni ku amul carte d'identité dañ laa war a jàpp gisuma ko de kon ku am carte noo tax déglu rek dama bëgg wax bi leer pour que réeroo bañ am yoon neewul ku amul carte d'identité dañ laa war a jàpp déedéet du obligatoire li yoon wax mooy yow yoroo carte d'identité xam nga kenn du la ci topp
ka yoon di jàpp mooy ka jalgati yoon kooku la ñu jàpp ci biir jalgati yoon bi nag suñuy vérifier mais policiers yi ak gendarme yi war nañoo xam kan la ñu amal affaire noo mën a xamee nit koo amal affaire est-ce que am nga carte d'identité looloo tax nit ñi def ci seen bopp ni carte d'identité koo amul dañ lay jàpp déedéet su policiers yi wala gendarme yi def seen liggéey muy guddi muy bëccëg ba gis jalgati koo xam ni je veux dire jalgati mooy ko jaarul yoon suñ la interpellé yow benn buntu la ñu xam am ni ku ñu amal affaire mooy yaay kan nga ni maay Mapaté maay ma Demba nooy prouver kii mooy Mapaté mooy Demba moo tax ñu jox ñu sa carte d'identité looloo tax nag mais amul benn loi bi ni Sénégalais bu amul carte d'identité ñu jàpp yóbbu ci kaso bi déedéet. loolu leer na. xanaa peut-être léegi ñu jeexal ci takk der yi benn poñ moo ci des rek mooy beneen corps bu ci dugg bu bees léegi muy ASP yi ñoom dañoo sañ di laaj ay kayit parce que am ñoo xam ne ñoom tam nee nañ loolu jaaxal nañ leen ASP ban heure la war a laaj kayit. waaw surtout bu dee moto oto wala lu ma. wuy ma ASP yoon mayu ko mu comporté wu comme policier attention. yoon mayu ko policier gendarme douanier ñoom dañoo bokk ci corps ay fonctionnaires lañu ay fonctionnaires fonction publique moo leen di recruter suñu defee examen ñooñu suñu amee statut parce que am nañu statut man nekkoon naa ministre fonction publique ñooñu maa leen yoroon statut ngay am statut boobu moo lay wax nii ngay liggéeyee lii mooy sa yelleef lii ASP du loolu ASP li ko tax a jóg président Macky Sall moo ko def de mais na ngeen ñëpp tam xam ne ni baax na de président am na solo moom léegi ñëpp nangu nañ ko président Macky Sall moo ko indi parce que problème dafa amoon Sénégal dafa amoon déficit maanaam lu manqué force de l'ordre pour wax wolof. takk der yi doyuñu woon daal doyuñu nii moom nag moo ko xalaat ba nag xaw ma ku ko déy mais xalaat bu rafet la. en tout cas am nañu njëriñ ci askan wi. am nañu njëriñ mais ñooñu amuñu statut policier amuñu statut gendarme dañoo war a rek toog foofu ànd ak gendarme yi ànd ak policier yi. léegi nag li gaa ñuy wax naa ko ñam naa ko neex na du ma ko bàyyi léegi nag gaa yi dañ leen a miin ba pare di leen jox léegi liggéey yooyu dañ leen koy liggéeyloo dama laaj permis man gis naa ñuy laaj permis gis naa sax ñuy xuloo dañ leen koy def loo mais déedéet du seen liggéey du seen liggéey am nañ fi njariñ mais joxuñu leen statut gendarme moo am droit arrêté kenn joxu leen ko joxuñu leen statut policier moo am droit verbaliser ku amul ñoom amuñu ko wante nag nañu nangu ni dëgg-dëgg am nañ fi njëriñ. waaw ñu seet nag ni ñu koy defaree. ku ñu laaj kayit bu la neexee nga bañ. non mais suñu lay laaj kayit soo bañee gendarme bi taxaw. bu fekk parce que du ñoom rek koy def généralement. dama gis foo xam ne ñoom rek ñoo fay monté. c'est rare non c'est rare. gis naa ko benn. boo demee Mbàkke fu ci mel ne fuuru karo boobu mooy fii taxi Daaru Salaam yi. kër xam ci suba gii pratiquement ay ASP rek nga fay gis boo demee ba ca rond point Elton ba it pratiquement doo fa gis. kaay ma wax la nag man sama xalaat. généralement. man fu ma gis ASP. policier ma nga taxaw ne. duñ leen bàyyi de man sama gis-gis laa gis parce que ci laay liggéey fu ma gis généralement ASP dinaa gis policier taxaw de l'autre côté waaw man nag sama akolaay daal mais fu ñu taxaw ak policier wala gendarme moom sañ nañu laaj kayit bu leen neexee non mais normalement gendarme bi wala policier bi ñoom la ko yoon jox du deñ mais mën nañoo taxaw nii yónni ko ne ko demal kay jox la waaw mais loolu kii la rek maanaam nekkin la rek mais s'il y a lu sérieux policier bi jël ak gendarme bi. looloo jaadu daal. voilà ci loolu waaw. loolu am na solo leer na nañ yaakaar naa ne problème boobu xëy na danañ ci des ay yoon ndax li ñu ci interpellé bëri na. beneen mbir boo xam ne xëy na soxla na waa Touba muy wàllu suuf si foncier bi. am na ku ma laaj mu ne ma moom dafa bëgg a xam exactement nan la war a def ba bu bëggee suuf. am kayit yoo xam kayit yu baax la lan mooy procédure bu baax bi nga xam ne képp ku fa jaar na la leer na yow kayit bi nga suuf si nga am amoo ci problème. d'abord li am solo ci Touba mooy
ni yoon tërale suufu Touba bokkul ak nañu tëralee suufu Sénégal yëpp feneen fu du Touba. li ma mën a ràññee mooy soo jëlee Sénégal suuf yi d'abord domaine national la domaine national boobu temps wu Senghor la moo ko wote woon maanaam domaine national moomoo ko moomuma ko askan wi moo ko moom moo tax ñu tudde ko domaine national mooy li ci ëpp ci temps yooyu am na nag exception ci domaine national ndax yoon nee na soo amee titre foncier xam ngeen ko titre foncier moom kenn mënu ci dara pik ak pel la yow yaa ko moom. yaa ko moom pik ak pel la ni ko yoon tërale dëgër na këng nguur gi sax su bëggee nangu sa titre foncier day ñëw laaj la mel ni ku lay ñaan dimbali ma de suuf si nga def nii soxla naa ko ndax bëgg naa fay def forage wala bëgg naa fay def école danga may dimbali nga jox ma ko soo ma ko joxee ma jox la ndàmpaay wala boog ma jox la feneen de toute façon titre foncier moom nguur mën na koo jël parce que suñu waxee utilité publique mooy njëriñu lépp nguur mooy nekk ca kaw mën na koo jël mais dalay dàmp du dëgg Touba titre foncier la xam ngeen ko titre foncier bi moo jiitu woon Abdou Diouf yokk na ko Ablaye Wade yokk na ko donc Touba régime am dafa particulier titre foncier nag su dee yaa ko am sama kër gi titre foncier la mi ngi mel ni këri Touba gi kenn amul droit ñëw nii da nga fiy dugg su ma neexul kenn amul droit ñëw sama kër ni ma tey fii laay fanaan wala fii laay dëkk su ma neexul la neex nga ragal ko pantre ci wet. voilà loolooy titre foncier Touba nag noonu lay doxe moo tax ku fi am suuf kenn du la bindal këyit ni yaa moom déedéet ñi am yëpp ma wax la puisque lii itam sujet la buy dem tribunal tout le temps soo bëggee dinañ ci ñëw parce que am naa ay clients yu am problème yooyu dañ lay jox xam nga Touba ay chef de village la chef de village chef de village yooyu ñoom la ñu may sañ-sañ daal la wax de sañ-sañ ci seen limutu village ku fa am suuf moomoo ko sax ameel rek laa la wax ñoom la yoon may dañ lay defal attestation boo xam ni attribution la attention xam nga loolu tubaab la attribution mooy lu ñu la jagle la ça ne veut pas dire yaa moom dañ la ko jagleel daal dégg nga xam nga notion yi dafa am chef de village yëpp mënuñoo jël ni Masamba bii ma demb mii may nañ la suuf si yaa ko moom déedéet mënul nekk jox nañ la nañu déggin woowu déggin nañ koy xamee pour Touba dañ lay jox moomaanoo ndax titre foncier la. kon liñ naan chef de village mooma may kër fee dañoo juum. waxin la jox nañu mooma jox kër. voilà waaw mooma jox waxin la bala ngaa maye dara am loo mayeloo moom kenn amul droit dagg titre foncier boobu joxe ko kenn defagu ko bopp. ñun ñuy jaayante suñ biir nag. daa wuy ma. moo tax man la jëfin la boo xam ni ñëpp a koy def ñite ngi jël ay suuf ay 50 millions ay 100 millions ay tabax ak yëpp ak vente maanaam daal dañ cee gëm ndax yoon su defoon yoon dëgg ku indi tribunal këyit ni la diw jaay na ma terrain à 100 millions wala 50 millions suufu Touba su ko neexoon juge bi annulé ko parce que ñëpp xam nañ ni fii titre foncier la. kër yëfu jàmm lañ la jaay daal. yëfu jàmm lañ la jaay mais nag puisque lu ñu miinante la lu ñuy def la. dañu ci masla. ñu ciy masla chef de village itam loolu la. ma profité itam pour nañu yee chef de village yi. chef de village yi dañ leen a jox sañ-sañ mais des fois duñ ko nangoo jëfe man am naa benn dossier boo xam ni. ki jënd këram bokk da cee dugal ndeyam ak i doomam mais moom bitim réew la nekk
dafa bëggoon a aar boppam bala moo dem ndax àddina xam nga day dox te àddina dafa tëradi dafa tiitoon ëllëg par exemple seen yaay jóge fa frère am yi lang ci ni ñoom ñoo ko moom. ni ñoo ko moom ndax sama yaay ko moomoon coow ni kur su boobaa kon noo koy prouver du këyit waaw kayit rek. te amul këyit léegi nag mu dem ci chef de village ba ni ko puisque man damay ñibbi defal ma këyit bu wonee man la ñu attribuer comme ni ma la ko waxee lañ jox suuf si. suuf si moom moo fa tabax dëkkal fa njabootam chef de village bi bañ ni ko yéen yi neen la yéen ay mbokk ngeen neen la ma bañ ma ko waxee ma ni chef de village warul gisee noonu dañ ko jox sañ-sañ moom chef de village bi warul seet ma Samba ñoo bokk wala ma Demba ñoo bokk daf ko war a atte en fonction chef de village bi ku mu joxoon xanaa du moom la ko joxoon avant muy def. comprendre moom moo jënd terrain bi moo ko jënd moom. mais ci village nangam lay nekk waaw terrain ba waaw. xam nga day nekk ci village chef de village ba waaw. mu dem ci chef de village boobu waaw. ni ko man maa jënd terrain bi ba tabax ko léegi dama bëgg nga dëggal ma rek ni waaw. terrain bi man lañ ko attribué xam nañ ko waaw. chef de village ni ko du ma ko def du ko def yéen i neen ngeen ma ne ko nag chef de village bi puisque jox nañ la ay attribution administrative dëggalal li ñu la jox waaw. sa yoon nekku ci man chef de village bi ma Samba wala ma Demba maa ngi dëggal ni terrain bii diw laa ko attribué jeex na lu xew ëllëg yoonam nekku ci su dee xuloo nag ay mbokkam ay sëram wala ay frèram du moo koy atte chef de village day bàyyi tribunal atte mais yoon mënu laa jox doole ni la liggéeyal ma nga ni du ma ko liggéey di jël des considérations yoo xam ni ñoom yi neen la nañ ko réglé noonu déedéet soo nekkee li ko war na ko def moom. exactement soo nekkee ak Assane wi doo dugal ay ñoom yi neen la non 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 yow la la war daal def ko. waral la defar ñoom nga bàyyi leen. bàyyi leen mbir ñu lijjanti ko seen biir. coow yooyu nag day bari. bari na lool waaw lu am solo. jërëjëf maître ñu sant la gërëm la bu baax a baax beneen poñ boo xam ne dinañ ci ñëwaat léegi moo bu sonal dëkk bi it mooy ci biir kër yi. sëy bi foofu itam bari na problème lool. waaw tey diggante góor ak jigéen kenn ku ci nekk lan mooy sa àq sa yelleef ci sa morom ba pare balaa ñoo dugg ci yenn problème yi. d'abord ni ñu situé problème bi xam nga Sénégal en entier dañuy dund loo xam ni walla boog yoon moo ñu teg loo xam ni du sunu réalité du sunu culture loolu tax coow yu bari xam nga su doon dañuy dund sunu culture na ya maam ya daan takke na maam ya daan fase sëy di ko dund ba léegi kon xam nga ni boobu kenn du am problème ah. wala dana néew lool. looloo amul nag léegi lu ñëpp war a yeewoo Sénégal daf ni sëy fase tribunal rekk ko mën moo na bis bu nekk nit ñi dem ci sëñ ba de. waaw ah takk sëy demaat ci sëñ ba ni bàyyi naa la. waaw. bien loolu yoon nanguwu ko. ku nekk war na cee yeew yoon bi ñuy doxal Sénégal ba code de la famille amee ba léegi ñaatal kañ la 1964 ba léegi kenn amatul sañ-sañ ni takk naa ci biir wax ji lay yem ci biir kër gi fase naa ci biir kër gi lay yem déedéet ku ko def yoon nanguwu ko yoon def ni sëy tribunal moom moo koy tas te yoon def ni sëy kenn mënu koo tas te amoo këyitu mariage ma wax la léegi ni muy demee tey jii sëñ Sayer ma jox la ma may la ñetteel wala ñeenteel. man maa ngi ñaar instant bi. ah c'est bon ñaar baax na parce que jeune nga sëñ Sayer bëgg na ñetteel. par exemple waaw gis na ko ko neex. day dem ci waajuru ndaw si. damaa bëgg seen doom. su demee bisu maye ba gis nga bërëb bañ lay maye. ka lay maye. ak jàkk jañ lay maye. war nañ la faa jox këyit. ab këyit. aw këyit. liñ ci bind këyit. waaw kay
këyit ba ki nga xam ni moo jiite jàkka jooju wala mosquée ba wala mën naa bañ a nekk sax nit ku jiite jàkka wala yooyu daal mais en tout cas ki lay may sax ci biir kër léegi voilà moo ki lay may daal war na mën a jël këyit ni man Modou Mbeng tey jii maa may Sayer Mbay xale bi tudd Bousso Fall doomi diw ak diw ba pare ni ñaari seede ngi nii ñaari seede teel la loolu mooy këyit bi ñu lay jox këyit boobu kon xam nga ni léegi buum gi moom am na moom ngay yóbbu dem mairie su dee Mbacké mairie Mbacké su dee Touba mairie Touba nga àndaat ak say seede dañ lay laaj ndax su boobaa ngay dem yow jëkkër ji da nga am ñaari seede ndaw si dana am ñaari seedeem officier d'état civil ubbi registre mariage yi bindal leen ku nekk dem ngeen am këyitu mariage loolu ñu tuddee këyitu mariage lii ma lay wax nag as néew a koy def ñu ci baree bari suñu demee ca jàkka ja fàtte nañu mais problème nag day ñëw su dee yàlla def na góor gi ak jigéen ji sëy nañu bu njëkk comme dama la waxee ca biir kër ga mais wutuñu këyit boobu voilà loolu dafa am leneen looy defaat loo xam ni procédure boo xam ni dafa am fooy jaar ba ñu defaatal la sëy bi procédure bi nii lay tëddee tey jii par exemple yow am nga sa këyit disons que yow yaa ngi bëgg a voyager ak sa soxna bitim réew wala ngay liggéeyee bitim réew ndax da nga am ay bénéfice ci ay indemnité wala kii yu ñu lay jox mais bala nga koo mën a prouver sa jabar day ñëw exactement nag nga ni léegi nag yoon jot na ma jël sama soxna yóbbu ko Italie bi may liggéey puisque nag yow amoo woon këyit da ngay dem tribunal wala bërëb d'abord da ngay dem bërëb ba nga sëye woon xam nga yaa xam mënoon nga am yaa ngi ne yéen a ngi sëye woon fañ takkoon sëy bi waaw jumaa jooju fa nekk par exemple ndaam wala feneen waaw soo ko amee dañ lay mairie bi daf lay waxal jox certificat bu wone ni yow kat sëy ngeen mais kenn bindu leen ci kayit yi est-ce que comprendre nga moom la ñu tuddee certificat de non inscription au registre des actes de mariage am nga boobu nga yóbbu ko tribunalu Mbacké soo yóbboo tribunalu Mbacké da ngay bind lettre adressé ko président bi ni ko man de am naa soxla jël naa soxna wante musuma ñëw tribunal ñu jox ma kayit bi léegi nag am naa kama ko mayoon bindal na ma kayit ni moo takk sëy bi léegi nag dama lay seet si yow président du tribunal pour ñu defal ma 6 mois jugement buy wane ni sëy naa loolu yomb na mercredi la ñuy def audience ba ñu convoqué la nga indaale say seede yi taxaw ni Sayer Mbarde sëy naa ak diw nangam ñu defal le jugement conforme soo jëlee atte boobu nag atte boobu moom nga yóbbu léegi mairie ubbil le registre visé atte bi defal la fa nag jugement nga am jugement de mariage noonu nii ñu koy tërale ci mariage noonu lay amee ci fase mais fase bee gën a jafe waaw kaay ma wax la maa ngi lay nettali benn affaire boo xam ni ñu ngi koy dund ñi ngi traité benn affaire boo xam ni immigré la dafa jël soxna moom la ñuy wax Modou waaw Modou dafa jël soxna 2016 waaw boobaag léegi xanaa tey moom ñetti at lañ dugg ñetti at waaw mu consommé mariage bi maanaam ñu jébal ko soxnaam mu ni tër dem yoonam ba tey ba sànq ba léegi nii ba léegi ñetti at boobaag léegi ba léegi
du téléphoné du wax du def dara bàyyi xale bi ci kër ndeyam ak kër baayam xale bi di dund jafe-jafe yu bare bari koo xam ni suñ la waxee ay mbiram kër ga dépense ba doyul. kër yaayam moom moodu bi. waaw dépense ba doyul. ndaw si nee na pour reer sax mooy débrouiller wala ay mbokkam jàppale nañ ko xam nga nit du ma jigéen du mën a kii lool. day metti voilà léegi nag mu bëgg ni borom këram na ko bàyyi xam nga lu ko borom kër gi wax. ni ko delloo ma sama 2 millions yi ma la joxoon. dama ko mayoon ba ñu takk sëy. waaw du ma la bàyyi. te delloo ma xaalis. waaw léegi nag ku nekk mën naa xalaat lu ci yoon wax. tous la dul am su demee tribunal. ndax lan moo tooñ. luy tooñam moom lan la tooñ. luy tooñam mooy bandoo ne sa jabar. yoon daf ni jabar da nga koy dëkkoo. yoon daf ni jabar da nga koy yor ci fànn yëpp ni ko may lislaam waxee mais doo takk jabar bàyyi ko. doo takk jabar xam su feebaree doo jël médicament ci lu mu nekk yow sa yoon nekku ci nga def sa barxal maa daa déedéet loolu su xale bu jigéen bi demee ba def lii ma la def te day jafe nag ndax il faut fi ma la nettali léegi pour nu ñuy defee mariage moom bala moo divorcé il faut mu am mariage. il faut mu am mariage ba pare. comme ni ma la ko waxee woon. su amee mariage ba pare nag soo ko dugalaat procédure di léegi. tàggoo ndax sama jëkkër yoru ma jëkkër ji danañ ko daan fu mu dem danañ ko daan te loolu nag bari na fii donc suñu mënee tirer une leçon ci émission bii nañuy ñaax nit ñi suñuy sëy nañ ko teg ci yoon. yoon mooy li ma la doon wax rek wuti kayit ñëpp jàpp tam ni dem ca jàkk ja doyul loolu maa leen ko wax amul exception nañ ci yeewu àddina tëdd noonu àddina moo tëdd noonu bokkutul na maam ya daan doxe la nijaay ya daan doxale la sëriñ ba daan doxale ñu doxale ko Sénégal loolu amatul donc su nit ñi mënee jël benn njëriñ ci lii ñuy wax jigéen ñépp nañu yeewu ku ciy duggati ci góor wutal këyit te na ngay wutal këyit mooy lan même su sa jëkkër dee moodu su sëyee ci suba ga dem leen mairie attention de dem leen mairie. bu ngeen jógee ci jàkka ji daal nañ ci mairie. soo leen jógee ca jàkka ji ca suba ga. mairie nañ ci topp. wut leen seeni seede soo leen demee ànd ak seeni seede dañ leen koy defal immédiatement kenn bañulu leen ko mais soo toogee defoo dara nekk ak sa jabar fukki fan ak juróom weer la ëpp takk say bagage ni maa ngi dellu dëkk ba da nga indil coono sa soxna ndax jigéen su ko neexee mën naa dem ni mënutumaa muñ jigéen ne su ko neexee ni man mënumaa muñ ña ngi may bàyyi fii moom am na jabar feneen dugg na fii génn fii jigéen mën na taxaw ni du ma nangu sëy boo xam ni kenn du ma jox dépense yu bare bari kii nag donc ma jàppaat encore ni une leçon boo xam ni mën nañ koo am ci waxtaan yi ku ñu ci mayeti jëkkër ku ñu ci mayeti soxna sa jëkkër dëkk bitim réew li laay war a suudi soo leen sëyee tey jii tey la lan du tey la ajjuma suba walla altine ànd leen ak seeni seede jëkkër ji ak ñaari seedeem xale bu jigéen bi ak ñaari seedeem soo leen demee mairie ba ñu defale leen ko immédiatement nga mën a dem loolu kenn waru koo négliger parce que loolu indi problème yu bari. jërëjëf mbokk yi di ñu bàyyi xel xam naa waxtu nodd wi jot na ñu dem rek noddu dellusiwaat ci jotaay bi.
jërëjëf mbokk yi kon ginnaaw nodd gi ñu fas yéene rek àndaat ak yéen si seen jotaay bi di yeete problème bu mel noonu nga may expliqué sax am naa ci laaj bu mel noonu benn soxna bu ma koy laaj nee na moom dafay dund lu mel noonu ndax nee na borom këram bitim réew la nekk même situation bi moom mën na laa takk ngeen dem benn at ñaar da lay bàyyi waaye bàyyi ba moom day xaar pour nga demander ko baat pour nga ñaan ko baat. def na ko si ñaar moom instant moom mooy ñetteel bi nee na mu di ko ñaan baat waaye moom nanguwul ñaan baat mais dafa bëgg góor gi bàyyi ko ndax instant bi daanaka faaleetu ko ma nga bitim réew moom mi ngi fii nii buy yónnee ci kër gi moom du ko ca boole yu mel noonu kooku lan nga koy wax ba moom instant bii nii. lu yomb la. wolof tubaab def ni non wolof sax la koy waxee. ñaar ñooy sëy ànd sëy mais benn volonté rek. mooy fase bu kenn ki bañatee sëy bi rek mooy fase kon jeex na bu mu xaar ba waaji naa da koy may du ko may moom na wax li muy dund mooy mënatul nekk ak góor gi parce que yoru ko. nee na moom boo nee boo ko ñaanee baat sa bagage nga am ci néeg baag yëpp moom day tëj néeg ba far moom yow noonu rek ngay ñibbi. amu ci droit fu mu ko wekk mooy kan nee naa leen Sénégal dafa am yoon góor ñi du lu leen neex def ci seeni kër maa la takkoon fase naa la takkal say bagage dem sa yoon loolu mooy la fi yan loolu dépassé nañ ko yoon nangu ko yoon dafa yemale ci wàllu sëy laa la wax de maa ngi jégalu pour ñu koy dégg ndax su leen neexee ni ma l'islam moom gisewu ko neneen mais man lii may wax dama ko wax parce que njàngum tubaab mi ma jàng liggéeyu avocat bi am ak maanaam loi yi dox Sénégal ngeen baal ma kon ci loolu laay waxee dama ni ci loi wu Sénégal sëy góor dafa am droit ak devoir jigéen am droit ak devoir su ma ko simplifier code de la famille daf ni ñaari way dencante yi dañoo war a dëkk dañoo war a am jàmm dañoo war a am salaam góor gi war na yore soxna si war na nekk ci ménage bi doxal ko na mu ware ku ci teggi nag sa cër yoon dal na ci sa kaw loolu rek la léegi yomb na léegi yomb na yow naka nga mën a nekkee góor doo yor jabar na nga ko war a yore ba pare doo ko may baat d'abord même su divorce amul góor guy def loolu yoon daal na ci korom kiyam procédure bu ñu tuddee contribution aux charges du ménage ndax yoonu Sénégal daf ni góor mooy yor jigéen yow nga yor sa soxna bàyyi ko fi da nga xam lu muy dunde même su dee yaa ngi ci sëy bi jigéen bu ñuy traité noonu am na droit dem tribunal su bindee juge bi ni ko kat sama borom kër bàyyi na ma fi du ma jox dépense du ma dundal du ma solal et cetera indi ay seedeem sans même ñu wax affaire tas sëy bi tribunal da koy daan tribunal mën na dem sax ba kër yi nga xam ni moom la góor gi am fii Sénégal su dee ndaw si am na ay charge wala ay doom yooyu tribunal yoon may na ko mu ni jël naa ci kër gi jox naa ko ndaw si mu dëkk fi ak ay doomam. loolu leer na nañ kon nag na nit yeew ni jigéen du koo xam ni rek lu la neex def donc koo war a yore dëkkoo ko yore ko la mu war ci côté yëpp nag. lu am solo leer na nañ mbokk yi kon ba tey fàttali leen yéen a ngi topp seen jotaay bi di yeete fii ci UCAB FM 103.5 samedi bu jot lay doon 16h 17h30 lundi di altine ñu leen koy indilaatul 22h30 jàpp minuit ba tey ci wàllu kër yi te la ñuy des ak sëy de ndax bii moom xëy na peut-être côté góor jigéen ñi lañ doon wax bii itam kii laajub góor la moom. nee na moom dafa takk soxna si nekkul woon nag jotagul woon ñëw ci kër gi. maanaam soxna si sëy seegul maanaam dafa nekkoon ak ku ko yoroon genre bàjjanam wala ku ko yoroon te ñoom ñaar kese ñoom ñoo fa nekk kooko mag la woon ñu waxante woon ne ko comme kii mag la mënuma la fay jëlee xëy na bu yàlla dogalee la muy dogal xëy na xamuñu ko njëkk a dem waaye daal bu fekkee yow rek yaa fa nekk da ngay ñëw ci kër gi
ñu dem ba yàlla dogal mag ma jiitu ji léegi nag wàcc liggéey léegi nag ndaw sa moom kër ga nañ ko bàyyee moom lañ ko may nee na nag moom foofatul ñëw ndax mënut a bàyyi këram di dem di sëy waaye itam yokk ci yamul foofu ndax waa ji nee na ma moom mi ngi doon def lu mu mën waaye nag daw si jubawut ak mbokki góor gi ba pare yokk ceeg heure bu ne mu ne ko defaloo ma dara kee mu ne ndax am na sañ-sañu instant bi moom toog bañati faa dem ba keroog kee di mën a ñëw kër gi pour mu defal ko li war ci moom. amul sañ-sañ ndax ñaari woy dencante yi yoon dafa tëral code de la famille ni dañoo war a dëkk dañoo war a dëkk sauf su góor gi bëgg a dëkkee jigéen ji koo xam ni baaxul ci yaramam baaxul ci santeem ay dëkku leneen la li war mooy góor ak jigéen ñooy dëkkoo benn kooku ñaar mu ni yoon ni diggante ñaari woy dencante yi góor mooy tànn le domicile conjugal est-ce que xam nga li ma bëgg a wax. mooy tànn fi muy dëkk maanaam ni ma ko mën a firndeel sama soxna man la jox obligation ma indi ko fii ci sama kër Touba ñu dëkk du dëgg du moom moo mën a kaay fekk si ma déedéet loolu la mbir mi ma la wax donc obligatoirement maa ko war a dëkkal yoon tam teg nii fa ngay dëkkal sa soxna day dëkkuwaay boo xam ni bu acceptable dëkkuwaay bu normal maanaam li mënul ñàkk war a mën a nekk ca kër ga du dëgg loolu la ñu jël kaawu sëñ boobu ndaw si soxna si amul droit ni du ma ñëw amul droit ni dama ñëw su dee mi ngi ci buum dafa war a fekki borom këram su bañee nag moom ba borom këram attaqué ko tribunal moomu jigéen gi moom la ñu teg ay daan c'est clair et net tant que buum gaa ngi ci sa borom kër ni la ñëwal yaay dem soo demul yow la ñu teg ay daan voilà. loolu leer na mbokk yi kon ba tey rek ànd ak yéen ci 103.5 ci wàllu yoon ca la ñuy des ba léegi xëy na dugg nañ ci wàllu takk der yi dugg nañ ci suuf si dugg nañ ci sëy ñu dikkaat ci leneen bor yi ba tey am na keneen koo xam ne moom nee na keroog bi nga ne bor kenn du ci tëj nit nee na moom dafa xaw a tiit ndax dafa am koo xam ne da ko yoreel bor mu ne ndax loolu ñi leb kon duñ ci profito pour di bañ a fay léegi kuñ leb yan pexe nga mën a def ba fayeeku waaw léegi itam affaire u tëj wala bañ a tëj am na rek benn différence boo xam ni même ku jàngul droit waroo cee juum njublang la ñuy tëj ak ku def jéeya njublang mooy naxate moom lañ tuddee ay escroquerie wax ak nit ni ko ma mën naa laa defal lii wala dama lay luxusal wala dama lay defal visa donc généralement ci wàllu xaalis naxaate ku la nax lekk sa xaalis loolu yoon dal na ci kawam généralement parce que am na ay cas particulier wala ngay def lu ñu teree drogue ay yu mel noonu daal bien pourquoi ma wax ni bor kenn du ci tëj parce que bor njublang amu ci c'est une affaire civile amul benn intention njublang nit mën na nekk sa xarit nga tollu diggante wala keneen tollu diggante ñëw ni la lebal ma soo nee lebal ma kenn mënul wax ni njublang nga def dangaa leble léegi nag su dee lebal nga ba pare kenn fayu la mais am na nooy def kii nga xam ni yow yaa ko lebal da nga koy indi tribunal soo ko indee tribunal non seulement yoon dana ko condamné mu fay la mais yoon dana la tegal ay dommages intérêts foofu la mbir mi neexee maanaam moom bamtuwaat ko par exemple nit mën na laa ameel bor bu gën a simple 500 000 francs nga topp fay ma tey suba ëllëg fayu la nga yóbbu ko tribunal ni ko kii de ameel na ma bor te fayu ma maa ngi réclamer ñu condamné ko à 500 000 francs mais duñ ci bàyyi 500 000 francs yi su tribunal di condamné danaa condamné naa ma paate mu war a fay
500 000 francs dollil naa ko ci 200 000 francs à titre de dommage intérêt muy 700 000 voilà noonu lay demee waaw mais kenn du ci tëj nit kaso yow nag léegi soo demee ba am atte boobu loolu yomb na nga jël sa atte jox huissier yaa ngi fii maître Ablaye Faye ngi fii maître Fama ngi fii maître yi ngi fii soo leen joxee huissier yi mën nañoo toroxal nit ñi di ndax ku ci huissier taxaw sa biir kër da nga xoolaat sa toogaay bëgg jël bagage bëgg jël bagage boobu am na ñoo xam ni kuñ ko def dee leen ko gënal kon nag moom tam dana fay waat léegi bu fekkee du da nga leb nit ki ba pare fekk la nga koy wax nag amul da nga koy leb pour defe ko nangam fekk moom mu dem ba xam ne yow la nga koy non ça n'a rien à voir loolu ci mbiru état la c'est très différent ñi ñuy jox ay projet ak financement nga xam ni pour lii la nga dindi ko moom la ñu tuddee détournement d'objectif bokkul sori na man naa ñëw comme par exemple Moustapha Mbaye sama xarit la ma leb ko ne ko Moustapha man day dama am problème mu dépense sama kër ndekete yow man aw ma problème mu dépense dafa am peut-être projet bu ma doon dugg non dara nekku ci yow sa xaalis rek nga mën a laaj amul problème ak ses dommages intérêts loolu amul benn problème loolu kon leer na nañi ba tey ci wàllu kër gi héritage ndono yi moom itam di problème tey ki nga xam ni dafa war a bokk ci succession ñu xañ ko ne ko peut-être góor gi dalaa beddi woon doo yow moom nan la mën a def ba liy wàll mu mën ko jot moom fii succession bari na fi coow maa ngi ci dossier bu rëy boo xam ni fii ci Touba la succession 106 millions ba dem na ca kaw ministre de la justice ñu ngi ciy wax ñëpp a ngi ciy wax man nag duma ci wax parce que dossier bu nekk en cours la dama lay bëgg xamal rek ni la succession bari na fi surtout nag autoroute à péage bii ñëw ak Ageroute indi na coow yu rëy ci biir famille ndax famille yu jëkk yi amoon ay terrain Ageroute dafa ñëw soxla terrain yi pour def autoroute Ila Touba parcelle bu nekk mu jënde ko 1 million am na ay kër yoo xam ni ñii am nañu 100 millions am na ñoo xam ni 50 millions ñii 68 millions wante nañ koy doxalante ci seen biir voilà am na ñuy beddi konte am na ñoo xam ni dañuy taxaw ni kii sama baay juru ko dégg naa ko am na ñoo xam ni kii waru cee bokk am na ñoo xam ni gars yi kay li ñuy def maanaam daal doy na war daal. léegi luy solution bi ci loolu. lay solution dem ci yoon succession moom su amee balaa yoon mën a wax dara ba balaa yoo jeex la muy jëkk a seet mooy ku ci bokk ak ku ci bokkul ku ci bokk ak ku ci bokkul. moom lay xool pare. yéen ay surtout ma paate xaw ma nan. kan moo bokk ci giir gi loolu ñu jëkke loolu tribunalu Mbàkke moo koy régler su dee waa Mbàkke lañu suñu demee nag ba am këyit xam ni diw ak diw ci ndono la ñu bokk ñu soogu jublu nag léegi ndono gi lumu maanaam kii nga xam ni wàcc na liggéey lu mu dese lu mu bàyyi mi ngi bàyyi ay terrain mi ngi bàyyi ay kër mi ngi bàyyi ay magasin loolu tam yooyu di indi coow yu baree bari ndax généralement ki ci nekk mag mooy akimo loolu damay wax liy nekk tribunal rek su ko neexee ni mooy akimo tribunal bien yooyu am na ñoo xam ni sax dañuy dem ba ni sama baay moo ma ko feye woon bor ñii naa liggéeyoon naa lii donc ay coow yu rëy moo fay am te day yàgg ay succession yi mën na dem ay juróomi at ba juróom-ñaari at voilà ñu ko lijjanti il faut nag ñu dem ba tribunalu Njaareem moom mooy jël décision finale ni succession diw bàyyi na lii bi mu bàyyee lii fay nañ ci ay borom aussi dañ ciy génne bor yi mu des li ñuy wax actif successoral fay na ci borom léegi kër gi ñii ko seqoo
ñi war a donn lii lañu ñii war a jox partage bi ñii lañu généralement notaire lañ koy jox notaire partagé leen diw am na nangam diw am na nangam diw am na nangam diw am na nangam benn dossier ngi fii ma yore nii d'ailleurs problème bu mel noonu mais ñëw nañ ba ci partage bi mais li wóor ba wóor boobu tam kenn du dem tribunal loxoy neen loolu tam il faut nit ñi yeewu ci kenn mënul dem tribunal yóbbu say loxo naa man diwee sa maam ana kayit ya là aussi il faut nga am fooy jaar day gudd ba am jugement d'hérédité kii successoral ñuy yóbbu ko tribunal njaareem luy gudd la mais encore une fois ñu profité ci occasion bi ni nit ñi nañuy wuti kayit dana yombalal yu bare bari dana tax yi do am kayit bi xam mooy yombalal ki ñu génne moom bu war a mën a firndeel bokkam absolument moom moo koy prouver su dee ci la bokk ci dono gi kay du ñëw toog di wax rek naa dono dana man ci dono gi laa bokk su dee deful woon kayit ñu wuti ay seede dañuy wuti ay seede mag yaa ngi fi ñu wuti ay seede tribunal ordonné enquête bañ ne diw ci la bokk wala bokku ci parce que généralement mag ñi ak xale yi xëccoo bi daal des fois kenn ci teg loxoom maa ngi rappelé benn affaire boo xam ne puisque du ma cité tur mën naa ko wax am na benn succession bu meloon noonu c'était xaw ma 68 millions xaw ma lan alors kooku jël xaalis bi mu jëlee xaalis bi nee na mooy mag kër gu nekk mu dugg fa jox fa 1 million alors ñi ci des mu ni damay denc xaalis bi dañ ciy tabax juma dañ ciy tabax juma seen borom taxaw ñoom bu ne dee tabax juma tabaxaanu ci seen borom kenn mu ni moom day tabax juma loolu day war dëkkandoo gi moom itam doon jotaayu problème ñu koy nemmeeku diggante kër ak kër léeg-léegi nga fab sa étage gën ma kawele man ma nekk ci suuf ñun ñaar kenn ku ci nekk lan mooy ci war ndax dañ ci gis problème yu bëri ci diggante ñaari yooyu de waaw loolu tam am na de plus en plus mais loolu yomb la code de l'urbanisme am na lu mu ci wax code de l'urbanisme mooy dëkkukaay nan la dëkkukaay war a mel mais am na kaay ma wax la affaire bu gën a garaaw fii sooy dugg Mbàkke sooy dugg Mbàkke fii am na ci benn dëkkukaay boo xam ni dafa doy waar ndax def nañ fa usine gu sa kër fii nit ñi dëkk xam nga loolu xel mënu ko nangu usine bu sa kër lu ko tiim poste courant Senelec boo xam ni mën a nekk 1000 volts xoolal fii suñ fi defoon ki poste courant loolu xel mën na ko nangu wóorul sax def fa fabrique de glace mi ngi fi benn sëriñu Daaru Salaam lañ ko def te ba léegi kenn mënu ko ci daal loolu fi ñu ko wekk parce que respecté wuñu code de l'urbanisme te foofu moom kooku ki am kayit yi ka ko jox kayit yi moo jalgati yoon autorité administrative warul mën a joxe ay kayit yoo xam ni àndul ak code de l'urbanisme te code de l'urbanisme xam na ni kër fuñ koy implanté même Senelec du fu la neex nga def sa poteau électrique waxatuma la ak poteau électrique à haute tension du dëgg usine fabrique de glace kenn du ko sësal ak kër te yooyu yëpp moo na am na fi c'est pas normalul àndul ak yoon donc yooyu bari na fi. léegi kuñ ko def moom. nooy def ak comprendre waaw alors beneen bi nga wax tam dama koy dëggal mais am na ñoo xam ni dañuy tabax tiimale ko kër jàmbur loolu yoon dàq na ko ndax ki nga ko tiimale kër dootul am visibilité air bi mu war a nooyi du ko mën te lu xew këram ma nga fa amoon naa benn dossier boo xam ni tribunal su ma leen ko nettalee da ngeen xaw a da ngeen ci am na ñu ko xam nga dossier bi lu ko waral benn jigéen daa pànk nag de moo fekk si këram
benn kilifa waaw ànd ak ay doomam dóor ko bu fóoti sagaram ndax lan xëy xamul wax xam nga ba ñëwee tribunal lu mu wax waaw mu ni kilifa gi su ma toogee sama kër waaw di sangu waaw su muy defee nii ba mi ngi may gis mi ngi may gis parce que moom wanagam tëjuwul voilà kay da koo tiim du ko tiim da koo tiim lu xew biir këram mu kii ko nag mu jooytu ko ba tey munu ki dara wante dootu ko ñaareel ay doomam la àndal dóor kilifa googu bu fóoti sagaram te yaakaar naa dóor yi nag jaadul nag wala daa fay waaye du fayal sa bopp non du fayal sa bopp mais moom wi ma yoon da nga tooñ ñu condamné la mais mën nañ laa defal circonstance atténuante wala li ñuy wax excuse de provocation bii circonstance atténuante lañ ko may nee nañ ko yaa tooñ ndax ñëwoo ci yoon mais nag terewul yow tam tooñ nañ la voilà yooyu day arrivé donc si tout le monde respecte léegi ñooñu loolu leen dal ñoom loolu lan tribunal kese tribunal ngay jooy métti liwu am na ay procédures yooyu jaar mën nañoo nommer ay experts ba experts yi dëggal li ñuy wax ndax aussi am na lu nekk tribunal lu ñëpp war a xam looy wax ay waxi neen doyul tribunal dañuy dëggal man maa ngi méttitlu yaa ma def lii doyul dama ko war a yóbbu fi mbaxana nekkee benn bañ ni ma effectivement dañ laa tooñ kii la tooñ condamné nañ ko suñ ko condamné nag mën tribunal fii ci cas bi ma lay wax tribunal mën na dem ba ordonner la destruction mën na ko ñu yàq kër gi ñuy yàq affaire yi ma doon wax ñu ko tooñ nga ordonne la destruction ñu toj ko donc tooñ baaxul fenn waaw feneen foo xam ne xëy na gis nañu fa ay mbir xëy na peut-être xol bu rafet lañ cey jublu wala boo ko masla accident yi nga gis léeg-léeg koo xam ne xëy na dafa def accident am ku ca loru waxtaan rek seen biir ne jéggale nañ loolu itam yoon maye na ko loolu lu bari fii Touba la ndax psychologiquement li ko waral nit ñi su leen neexee ni lu am yàlla la accident ngi am nit dee ci waajuru nit kooku au lieu ñu topp assurance bi duñ ko topp dañ naa ko nañ ko bàyyi ak yàlla bii moom am naa ci ñaari njàngat benn bi am na jëmmi jamono Serigne Mourtada Mbacké xam nga yéen yoroon na oto yi maa ko doon gérer maanaam ci wàllu àddina ay këyit ak wàllu yoon te oto Serigne Mourtada yëpp am nañu assurance mais terewul maa ngi koy fàttaliku intervention bi mu ci mujjoon def booru Matam la oto kaar yooyu ñoo ci rey nit mani sëriñ bi dafa jël xaalis ci poosam jox ko famille yu ko décédé xaarul assurance xaaru ko biñ ko laajee ni ko sëriñ bi moo na oto bi am na assurance de ñooñu mën naa dem ndeysaan ci baaxayam bu rëy ba moom alxuraan la wax ni alxuraan nangu na dëya ngeen baal ma nag ñi may déglu te sama mbir demul noonu su ma juumee mais ni ko sëñ bi daal mënoon a waxe mooy le prix du sang puisque tuur nga deret kon nag damp ko or assurance bi pare woon na pour fay mais sëriñ bi seetul loolu def ni tuur nañu deretu ñii nañ ko damp sëriñ baa génne ci poosam keroog ba ñuy dem yóbbu xaalis bi man mii maa dem je crois que xaw naa yàgg boobu maa ngi yor oto sëriñ yi di ko gérer alors booru Matam yi loolu donc nit ñi nañu xam li lislaam nangu li yoon nangu ak seeni xaale bopp mu jël ci affaire assurance yi oto yi fii daw ñu ci bare bari ñu ngi defi accident di rey waaw mais ñii nga xam ni ñoo deele waaw noonu la ñuy bàyyi mbir mi naax saay du ñu laaj 15 mais te suñu demoon yoon fay leen
yoon dafa des assurance obligatoire au Sénégal même oto bu amul assurance soo defee jéye am na caisse de garantie automobile dañ lay fay lu tax kon ñuy bàyyi seen xaalis naa bàyyi naa ko ak yàlla loo xam ni yàlla du lu ci bindal bàkkar pertement la pour yow ndax kooku dee mën naa bàyyi ay doom kooku dee mën naa bàyyi soxna. léegi kan moo la soxlaa ngi taxaw oto bee koy fay wala kees du moom assurance koy fay. parce que ñu bëri nag dañoo jàpp ne borom oto bi comme mbokk ngeen. bëggoo ko fay ñu bëri loolu non yoonam nekku ci. borom oto bi yoonam nekku ci. oto bu nekk day am assurance sa oto am na assurance. oto bu nekk day am assurance pour lan la Sénégal def ni ku nekk kuy dawal oto war nga am au minimum assurance responsabilité civile mooy assurance boo xam ni soo tooñee ñu fay ka nga tooñ ñëpp ko am ku ko amul yoon indi na benn caisse garantie ni même oto bi fiir dit amul assurance dañ koy fay kon nag lii lay war a suri dem leen fayu lu tax ngeen bàyyi seen xaalis am na ñoo xam ne duñ ko fayu parce que ñàkk xam la d'ailleurs ñu ci bari ñàkk fa la man mi sax de xaw ma ko woon wax dëgg voilà man moom xaw ma ko woon wax dëgg yàlla te ni mu yombe mais am na ñu leen nax ñu ciy dugg am na ay courtier yu ciy dugg léegi nooy def boo ko bëggee def moom laa la bëgg a wax mais dama bëgg wax lépp ba mu leer ñii am ay mbokk yuy accident soo gisee mbokk yu am accident rek suba ma sàmba seet si la wala ma paate naa la mën naa koo régler ba pare di la signaloo ay këyit ñoom duñu avocat seen yoon nekku ci ay démarcheur lañu naa la signalement xeetu courtier ndekete yow soo leen signalé ñoom ñooy dem ci suuf dem liggéey ci xaalis boobu da ngaa yëg sax ñaata la néew ma duñu fay de mais wóorul li wóor te yoon may ko nit ñi mooy ku ci amati accident muy sa mbokk wala muy sa xarit teg ko ci loxo ku mel ni avocat liggéeyam la yomb na avocat bi moo lay jël kayit yi su jëlee kayit yi ba pare dana dem fayu su fayoo la ko ci yoon jox ndax avocat yi dañoo am ay kayit mu jël ko jox la sa kayit te avocat lu mu la defal kayit la mais man li ma métti c'est pas pour moi soxlawu ma xaalis boobu sax man soxlawu ma ko waaw mais man li ma métti mooy li nit ñi perte seeni xaalis. te mën nañ koo fayeeku. mën na nekk ay millions mën nañ koo fayeeku. am na ñoo xam ni ay laago lañ ciy jëlee. te kenn du leen soxla kenn du leen fay. te su accident amee. way laay même bu dee gaañu rek. muy faatu muy gaañu mur lépp man li may gën a métti. mooy ñuy jëlee ci accident yi ay laago yoo xam ni doo mën a sax doxati. te 15 doo ko am. alors que dañ laa war a fay ay millions même sa laago yoon def ni su aajee nga dem bitim réew ñu faj ko dañ la ko war a defal te nit ñi kenn du leen ko defal ñàkk yeewu boobu la lu waral loolu ñàkk xam bi yow nga xam ni soo ko waxee koo xam ni ci métier la lu lay laaj lu dul kayit yi mooy dem ba régler la lépp quand même mooy dem ba teg lépp ci loxo ak ay kayit te ay kayit rek lay laaj ni ci nit ñi yeewu parce que lu am la droit la ku oto dal ci sa kaw ak lu mu mënti mel dee ak bañ a dee laago ak bañ a laago yoon jox na la ndàmpaay yoo xam ni sax yu am solo la mais nga defaroo ko sa kër pour le reste de ta vie loolu na ci nit ñi yeewu voilà te bàyyi jéem a wut ay intermédiaire na la ma sàmba toppatoo ma dem ba toppatoo dem bi moom nooy def da ngay dem police tribunal wala sa yoon nekku ci yow nooy def ku soxla na dem seeti koo xam ni liggéeyam la moom mooy def lépp su dee avocat rek jox ko jox mooy def lépp doo ci sonn moo lay defalal lépp wutal la këyit yëpp ban la sa xaalis ngi ba pare defal la garantie waaw li may wax nag damay dimbali ñoo xam ni dañuy ñëw di fi jooy naa defoon nañu ma lii accident joxoon naa sama dossier ma sàmba gisatuma ko su ma demee fële ñu ni fay nañ ko pour bañ loolu pour bañ naxaate yow loolu man fii laa dëkk bis bu nekk nit ñi di fi ñëw pour bañ jooytu yu mel noonu lu arrivé kenn ñaanu ko yàlla teg leen ko ci loxo ku mu mën muy avocat muy ma sàmba wala ma demba na mën liggéey bi rek dana la ko régler jox la sa xaalis sama bopp taxul a wax li tax a wax
mooy nu ñuy def ba protéger ñooñu ñuy nax te fekk seen xaalis du génn ñooñu laa bëgg dimbali waaw. loolu am na solo leer na nañi peut-être xam na léegi waxtu wi jeex laaj boo xam ne itam am na kenn ku ma ko laaj nee na dafa am koo xam ne dafay prévoir benn projet. projet bi nag ay genre tontine lay doon. kenn ku ci nekk weer bu ne nga joxe nangam ay millions lay doon bu ca paree at bu jot ñu jënd ay oto pour man di ko séddoo seen biir. nee na moom est-ce que réellement loolu rek leer na ak yan kayit lañ ko war a mën a présenter dëgg. ba xelam mën a dal pour mu mën a bokk ci projet boobu noonu. waaw loolu lu yomba rek la ndax Sénégal sunu doxalinu réew ni mu tëddee ku nekk am nga liberté d'entreprendre fii ku nekk mën nga dugg ci association ni lii laa bëgg pour am ko walla lii laa bëgg gagner donc le fait que ñoom ñu dajoo ni dañuy cotiser wu genre tontine pour ëllëg mën a def dara loolu yoon la mën na nekk mais li ma koy xalaatal puisque yaa ngi may wax affaire million nañ ko defal d'abord statut waaw statut maanaam ay këyit yu ñuy bind comme ni xale yi def rek seen association yi wële kooku statut suñ ko defee mooy wone ni nu mbir mi nar a doxe ku lii la ñu war a cotiser lii la ñu war a teggi lii la ñu war a mettre de côté ba mu leer naññi bind loolu moom mooy jiitu su loolu amee jiitu ba ku nekk dal xel xaalis bi bu ko kenn di denc waaw nañ ko yóbbu expert comptable yaa ngi fi cabinet comptable yaa ngi fi yépp ngi fi ñu dénk ko moom mu xam nu mu koy doxalee teg ko ci yoon. wax na ma sax ne banque lañu xalaat juróomi signature ndax loolu doy na. loolu mënul am nag banque juróomi signature day yàq liggéey bi da koy bloqué. mais loolu lañ xalaat. non da koy yàq nañu un mandataire bu koy gérer rek mais juróomi signature kon kenn dootul liggéey c'est impossible su dee benn chèque rek soo ko génnee bala nga koo génnee am juróomi signature loolu de blocage lay indi moom daal su ko tegee ci yoon jël seeni statut yu lu leer. wut seeni mandataire liggéey boobu dana mën a am mais yi bon moom mooy teg ko ci loxo kenn nga xam ni dañuy mën a jalgati et malheureusement xaalis yi indi coow ci lu gën a bari daal ci loolu. kii am nattam ñu bañ koo teggil jigéen la moo ko laaj nee na moom itam ndax loola njublang la dañu dafa war a dem. clamé ji wala lan la war a si su defee clamé. danañ tëj kooku abus de confiance. ñu ngi koy def toujours parce que am na ñoo xam ni dañuy ci biir natt yi ñii dañuy def xaaj ak seen wala ñii seen tour ñëw ñu bañ leen a jox su dee loolu am na nga mën koo prouver am ay seede ki def loolu su ñëwee tribunal dinañ ko condamné pour abus de confiance am naa ci benn affaire bu mel noonu yàggul sax. loolu leer nañ. yoon nga fekk ñëpp di ko jëriñoo nga jël say mool teg ca xëy na kilifa nga ñu bëri sañu ñoo wax. loolu waa koñ ba ñoom lan lañ ma def ba seen àq seen yi ñu mën ko say jot. ki ko def moom normalul moom ci wàllu yoon voie publique ñëpp a ko bokk mais xale itam waruñu woon def dara ndax xale yi amuñu benn sañ-sañ pour jëlee ko fa wala pour xeex ak moom li simple rek demal police wala gendarmerie c'est tout wala service d'hygiène waaw wala nga clamé leen su dee voie municipale ca municipalité ba loolu rek la. kàddu gu mujj gi li muy doon waxtu yi jot na. lu dul yéene sama yéene la am sama yéene benn la du changer am naa yéene ci li ma yàlla dénk muy xam-xam di ma dundal ba léegi man nag ma delloo njukkal man tam nit ñi te fa ma koy jaarale mooy ci sëñ bu mag bi laa koy jaarale su ma sañoon daal taalibe yi sëñ Touba yi liggéey sëñ Touba ca ña ca kanam laa bëgg de waaw ndax xam naa ni moom sëñ Touba moom ndam lu rëy lay joxe te tànne fi sëñ Touba dencee nañ leen tam ay kii yu neex a neex ñu dund ko àddina àllaaxira ñu bokk ca dem ca àjjana ya gën a kowe di wax nit ñi sama disposition man léegi Touba laa nekk à 95% maa ngi liggéey nag bàyyiwuma liggéey ku ma mën a dimbali ci wàllu woowu pour yee la ci àddina
ak situation bi mu mel dinaa ko mën a def ak xol bu leer nañ dimbale la ko ngir yàlla ndax loolu laay seet looloo ëpp solo pour man. lu ma yokk ci émission bi xëy na moom ngay tàggoo mooy jàngale bés bi dama lay laaj benn laaj nga xam ne directement da nga ma wax li ci yoon wax tey ku sàcc yëfi jàmbur ñu prouvé ne yow yaa ko sàcc yoon exactement yan daan la gaal sa kaw loolay jàngale bés bi. day daan bi kay mooy kaso ça dépend ci gravité nag li nga sàcc parce que sàcc benn fas sàcc oto wala toj magasin wala ci biir sàcc gi rey ay nit ak yooyu comme ni mu fi amee woon temps yi passé daan yi du benn mais daal xamal ni ku jalgati yoon comme na ma la ko waxee ci wàll yu mel noonu yoon dana dal ci yow muy su dee sàcc su dee njublang su dee naxaate yoon day dal ci kaw da koy hiérarchie nag ndax dañoo am ñaari téere yoo xam ni ci la ñuy sukkandiku lu ñuy wax code pénal nga xam ni mooy commencé ku sàcc ganaar nga xam ni ku def contravention bi gën a ndaw ba ka def crime maanaam rey code pénal la ko yore ak beneen bi ci des ñu tuddee code de procédure pénale ndax suñu liggéey itam sooy def lii da ngay am yoon wooy jaar xam nga mosoon naa la ko wax la forme et le fond toujours li ñuy tëral dañaa bala nga faa àgg yoon wi jaaral fii defal fii yooyu daal moom la ñuy sukkandiku. jërëjëf sant ko gërëm ko bu baax a baax maître Abdoulaye Babou ci jotaay bu am solo bi nga xam ne mayete nañu ko ñuy sant di gërëm mboolem ñi nga xam ne kon ñu ngi doon bàyyi xel ci seen jotaay bi di yeete di sant di gërëm mboolem ñi ñu doon déglu ci 103.5 ci Touba ak li ko wër waaye tam ci àdduna wërngal kap ci bande FM bi ci internet bi ci sunufm.com di leen jaajëfal seen émission yeete la woon ngeen ci doon ànd ak Pape Sayer Mbaye mu doon kon samedi bu jot 16h 17h30 waaye tam incha allah rabbi altine ñu war leen a indilaat émission bi bu 22h30 jotee jàpp minuit kon ñu bàyyi leen rek ngeen wéy ak programme mu 103.5 rajo UCAB FM jërë ngeen jëf.